téléspectateur yu ITV am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu am mbégte tamit di leen dalal seen émission kennu askan wi di dalal Déthié Diouf coordonnateur opération Doggali Corona et Saxal Set ngir wér naka noonu Déthié Diouf moom ambassadeur de paix universelle le président du parti Visa les citoyens am tamit yeneen moo tànk ndax nekkoon na fi conseil technique ci ministère de la santé ak ministère de l'assainissement jiite woon tamit mouvement étudiant loolu yëpp daan ci ñëw tuuti ci yaatal ci biir émission Déthié Diouf maa lay dalal jàmm ci émission kennu askan wi. jërëjëf Hadj Malick ñu ngi lay sant ci dalal bi ñu dalal di jël sunu nuyoo ak sunu ziar di ko teg sa loxo nga jottalil ñu ko ba ci Mamadou. di sunu xarit. di am yéene dolli ci li nga xam ne moom mooy yëfe askan wi. waaw alors Déthié Diouf dañ koy tàmbali ak lu jëm ci wàllum coronavirus. tey ji ñu am record chiffre record 733 nouveaux cas positifs naka noonu am ñaari décès yi ba mu tàmbalee ba léegi coronavirus ba mu duggee ci réew mi 2 mars 2020 ba léegi nii. décès yi toll na si 1203 alors gis nga ñu ko gisanoo si tableau bi si 2854 tests réalisés 733 cas positifs naka noonu 138 téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñi nga xamante ni ñoom ñoo si am tan 3707 yi ñu ngi si sous traitement alors Déthié Diouf yow mi ku la wax tamit sa xel dem si lu jëm ci wàllum engagement ndax feebar bi tamit yow daloon na la nga sant yàlla bu baax a baax génn ci hôpital ñaari fan si weeru juin atum 2020 macha allah léegi yaa ngi sant yàlla bu baax loolu tax daan ñëw ci kanam tuuti alors ban commentaire ngay amal si troisième vague bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko si réew mi chiffres yi jéggi na doyo tey 733 cas nañu am si réew mi. jërëjëf Hadj Malick lu waroon a mën a ñàkk la. man day personnellement fi mu toll nii dañ ma jam ci xol. ndax depuis ba ma jógee Corée du Sud mi-février 2020 nekk ci combat bi ba avant Korité daw. yàlla def ma affaire bi daal ma ci terrain bi. ci au bout de 8 jours yàlla def ma génn hôpital. muy le 2 juin gis la fa am ci la engagé combat bi. boobu ba léegi yow tooguma. première gis ni. feebar bi dafa doy waar. non dafa yéeme. ndax li tax mu yéeme. mooy benn ñun demoon nañu ba ñu ne maanaam sunu xeex ñu rafetlu ko ni ñu koy defee. donc mu doon parce que épidémie affaire communauté la du affaire médecine. fi mu toll nii li am nii daanaka dama la ni drame social lay entraîner léegi. ah bon waaw drame laa la wax. drame social. drame si naka. drame bi mooy. xam nga gisoon di daan am France ak ay Italie ak yooyu. nga ñëw indi nit muy sa papa wala sa yaay wala sa soxna wala sa doom. nga ñëw ñu teg ko kenn mënu koo laal ndax tey ñu respirateur yi ñu am suñu plateau technique bi bëriwul doole. dafa ndaw. suñu techniciens yi macha allah suñu professeurs yi macha allah liggéeykatu santé yi macha allah. mais ñooñu bu fekkee ne maanaam li nga xam moom la ñuy soxla ci nit ki ndax bii ñëw nii bi ñu naan variant bi ak ba ca topp yooyu yëpp en fait. ci dënn bi lay attaqué la preuve même moom wàllum oxygène Moussa Seydi professeur Moussa Seydi defoon na alerte bi ni wàllum oxygène vraiment dafa soxla te nekk na li nga xamante nit ki daf koy soxla si jamono ji. ci wàllum ko réew yi am doole am plateau technique très élevé mais dañ ci dépassé ñun nag ci fi suñu doole toll li ñu yàlla dimbalee woon mbas ñaan yi kilifa yu diine yi kilifa yu baax yëpp ñaan nañu. waaye ñaan dañu koy dimbali. mais bu ñu sàgganee ba tey jii ni maanaam ñu li ñuy wax li may wax relâchement coupable. daal di am tàmbale ko ci kilifa yi. kilifa yi seen bopp. ndax yow boo nee. maanaam bàyyeeku bi fa la tàmbalee. tàmbali boobu nag moo tax gaa ñi tamit roy ci ndax booy digle càngu dañ lay fekk ngay sang. booy digle càngaay dañ fekk la ngay sang. mais xanaa loolu moo tax autorité yi seen silence bi. xaw jaaxal ñu bëree wala ñoom dañuy xool ban approche. nañuy communiquer ak askan bi est-ce que du loolu moo tax. mais dammel moo. du ñàkk dammel moo xam nga man. du ñàkk ñoom ñu ngi waaj communiquer loolu moom leer na. mais waa sax même ak conseil des ministres tey jii mais fan yii yëpp kenn déggu leen. est-ce que du dañuy xool stratégie. bu xam nga affaire épidémie. engagement communautaire la. très bien surtout façon feebar bu mel nii.
ñun yaa ngi koy wax léegi man maa nekkoon conseil technique ministre Abay Samba. oui donc ba ñu amee choléra bi lépp lu jëm ci wàllu communauté bi sama loxo la tegu woon. oui ñu xeex ko xeex bu rafet. atum 2003 ba 2008. waaw di Issa Mbaye Samba. oui jëloon service d'hygiène. xam lan mooy importance su prévention yëkkati ko def ko direction. ñu am ay moyens gëmaat seen bopp ndax ñu ngi fàttiku service d'hygiène bu njëkk dañ lay marqué. bu ñu la marqué mooy yéen da ngeen a salte. léegi sunu yaay yi ñëpp a ngi koy fàttaliku donc ñooñu bu ñu leen gannaawalee amuñu benn waay ñu def leen benn service rek daal di jël yi nga xam ne maanaam bu nit ki loroo ba pare nga dooleel leen def leen direction générale mais problème dafay am. ndax ñun bu ñu amulee plateau technique bu jóg mais da ngay mettre l'accent sur la prévention moo tax wax nañ ko waxaat nañ ko waxuma la direction mais ñi ñu def ay direction générale service d'hygiène moo ci gën a yàlla ndax ñooñu man booboo tey service d'hygiène moo ci gën a yàlla ñu def ko direction générale. Ah bon? te loolu président de la République laay interpellé pour mu corriger injustice. kon injustice la loolu. injustice la ndax tey jii bu fekkee ne service d'hygiène ñoom ñoo yore wàllu prévention. oui ak prévention dafa war a permanente. dafa war a permanente tey jii ñu dindi fu salté wala luy loraate. fu muy am ñoom ñoo ko waa ñoom ñi ngi góorgóorlu. dem rek ñuy woon banlieue. mais ñi ngi góorgóorlu man fi ma dem def naa fukki région ak ñaar ba ñu njëkk a def opération corona du jaar ci man yaa ngi déglu ànduma ci ak ñoom. ba ñu nekkee ci doggale corona bi ak saxal set ngir wér ñu gis ma ak samay slogan ci lañ ma ne wax dëgg yàlla ñun de bu fekkee ne soxla nga sunu ndimbal. ñun pare nañu pour gunge la parfois. très bien donc man bu may ñëw damay def samay wàccaay. mais yow mi nekk ci terrain bi di xeex donc doon bañ lii am. kon bu fekkee ne boobu ba tey fanaan ñetti guddi ndakaaru nga dem ba lii am dafay mel ni yow li nga doon def tekkiwul dara léegi nag man dama ni léegi nga gis nit dem hôpital kenn du ko mën a laal ndax kenn du branché kenn du débranché ki nekk sous respiration ba pare di fi branché keneen kuy door a ñëw. da nga jàpp ni foofu na jëm. fële loolu c'est inévitable. inévitable c'est inévitable dama ni man boo xoolee mat na ñetti se maa ngi nii jóge Louga. oui ba ma fa njëkkee jaar. dama dem jublu ci daara yi. ñu ànd ak service d'hygiène ñoom ñu désinfecté ak yooyu ñun ñu continuer dem ci terrain bi donc dem ci Jakarta yi mais dem surtout ci daara yi mais ba ñu delluwaatee fii xam nga fu ñu jëm ci garage yi. gare routière yi ndax tey ji foyer de transmission rapide bi foofu la ndax kenn solatul masque. raj-rajloo bi bari na. kon garage donc booba fépp xam nga transport yi. bien sûr mais quand même aussi transport yi jamono jii day gën takkarnaase. ak tabaski bi ñu jëm nii dafa ni dafa nar a gën a takkarnaase. waxuma la c'est-à-dire bu ñuy dar gémmiñ dina ubbeeku ba loxo dootu ko mën a tëj. waaw foofu loolu ñaanuma ko yàlla. kon tey jii ñun amee 733 nouveaux cas positifs de ci Diouf. kon fii la tabaski wala après tabaski suñu amee junne wala junne lu teg du la bett. déedéet du ma bett ndax xam nga lu tax. oui man dem naa ba Tamba. dañu mujj jël dem ci jumaa ja dafa imam ratib bi ne ñoom li ñu leen jox ak seen taxawaay mosuñu koo gis ñu dem ci cathédrale la même chose mais dañu dem ba police ndax ñoom les forces de l'ordre dañ leen di rendre hommage mais ñoom la ñu war a njëkk a protéger man lépp lu may joxe loolu laay def keroog ba président di ñëw Thiès sax ci loo bi am man de aw ma t-shirt aw ma dara mais dama dem wut samay masque samay loolu distribué naa plus de 3000 masques sama autocollant yi plus de 3000 masques sécurité bi ñëpp a doon parce que kenn takkatul woon ma jox policiers yi jox ñëpp donc bàyyeeku boobu bu amee yow boo bàyyeeko mën wax kenn fagarul mën fa nekk donc nag li am maanaam law bii xam nga ñu dem bay benn bis wala ci diir gu gàtt li fi am ci dese ñun Sénégal miinuñu loolu xam nga fële bu ñu daan wax ay 1900 morts par jour maanaam dañuy jàpp ne ñoom rek la war a doon mais lii daal ñu tey bu ñu dalee c'est-à-dire que yàlla bu ko yàlla def ndax man ba avant corona bi di ñëw laa naan dina fi ñëw nañ tëj frontières yi sama soxna na ma noppil ndax léegi ñu ne maanaam salaam mi dafa bon mu agsi donc chaque fois man dama nekk ci li ñuy wax proactivité dafa am réaction mooy affaire bi le mal est déjà là parce que fi mu toll nii ni muy demee dem bi balaa muy stoppé ndax chaîne bu nga xamee ne la dafay continuer ndax ki ko laal fii day dem laal keneen surtout que xam nga variant bi ñu wax nii variant bi dootul affaire u médecin mbir mi dootul affaire u médecin maa ngi dégg suma xarit professeur Daouda Ndiaye di lancer un appel nañu arrêté daje yeeg yooyu yëpp ci mouvement bi mu yore action mais li am solo ba am solo mooy fi mu toll ni hôpital moom débordé nañu ba pare moom ko yërëm leen te nag maa ngi ñaan ñoom ministère nañu teel a wax sécurité ñu teel a dem hôpital teel fa positionné sécurité ndax xam nga li am mooy da nga indi nit mu seer ci yow nga ñëw amuñu fuñ ko def xam nga dañ ko fay teg nga gis ne mi ngi dem sa kanam
xam nga léegi loolu bu amee li ngay mujj boo moytul bu dee ko àndut ak sago mais mën naa jóg songu gaañ wala toj foofu kon na sécurité bi teel a jóg. teel a dem ñu positionné gaañ. kon waruñu xaar ba mbir mi. jéggi dayoo ñu soog a jug kon sécurité bi dafa war a jug déjà. non dafa war a jóg positionné wu. positionné wu. très bien ça c'est clair. du lu ñu ñaan. alors gis nañ fii aussi waa SAMES ñoom aussi ñu ngi yëglu ñu ngi alerté nee nañ lu jëm ci wàllum rassemblement yeeg muy wàllum rassemblement yu jëm ci wàllum diine rassemblement politique dajaloo bi dañ ko war a arrêté. nen état bi dafa war a jël responsabilité ñu jël ay mesures. tere dajaloo yi. loolu dafa waroon waa SAMES yii di wax. wax dëgg yàlla seen kàddu waroon naa jóg bu yàgg. ah bon waaw xam nga médecin moom maanaam du développer trop prévention c'est-à-dire que malade day ñëw ci kawam après mu traité ko. donc ñoom seen réaction mooy seen. mais autorités yi nag. mais xam nga amoon nañ ay information xam ni situation bi quand même doy na waar. mais mi ngi ñoom aussi waroon nañ jël les devants. dafa am lu nga xam ne maanaam xeexu lii. oui fi mu tolloon. man ba ma demee xam nga dañ def corona du jaar ci man mooy ñu engagé responsable individuel ma ni jàpp naa jàppal mooy yow da ngay def exemple ba pare wax ko keneen ne ko man maa ngi nii pour kooku mën a def donc ñun ala accu xam nga xeex bi waroon na am accu ndax ci benn cas lu jógee ñu koy waan mu wër yàq àdduna mais tant que mi ngi des benn cas mais waroon nañu xam ne mi ngi fii te ñun loolu la ñu def fu ñu nekk jàkka yeeg point de rencontre fu ñu dem loolu lañ leen wax te heure bu ñu toogee waxtaan ak nit ñi ñu jël ci conscience bu ma loon noon vidéo yeeg yi ñu def ci garage ga parce que bañ demee Louga xam nga fi nit ñi dàqi oto yi di jaay femmes yi ñoom ñëpp la ñu jox leen ay masque jox leen ñiy jaay yàpp bañ demee dàq Medina Gounass la mais dañuy ñëw fekk ñiy jaay yàpp nga xam ne ñiy jaay lekk ñëpp leen di songu ñu dañu ñëw ne leen hey am leen masque taf leen li bu ko defu donc loolu jóguñu ci mais accu bi ñu def te mu waroon doon ala accu ba mu jeex tàkk ñu doggali ko moo tax ñu jóge ci corona du jaar ci man daal di ne doggali corona waaye boo ne doggali corona ne gaañ nag attention saxal set ngir wér ndax saxal set bi mooy masque yi ñoo jiitu corona te masque yi corona leen gën a siwal mais yàgg na fi kon masque yooyu moo lay éviter ay allergie moo lay éviter yu bare am na feebar yu bare masque dafa ci dimbali te kuñ ko wax nga jël ci conscience koo laaj parfois dina ko am ci poosam. alors ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Déthié Diouf coordonnateur bu opération doggali corona naka noonu tamit saxal set ngir wér nekk tamit ambassadeur de paix universelle président du parti Visa les citoyens Déthié Diouf nekkoon na tamit conseil technique ca ministère de la santé et de l'assainissement atum 2003 jàpp atum 2008 ñu ngi waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum coronavirus. alors Déthié 733 nouveaux cas mu jaaxal ñu bari yow nga xamante ni corona bi laaloon na la gisoon nga aussi situation bi nga nekkoon ci secteur bi nga nekkoon. alors mbir mi aussi moom mooy tension am na gis nañ salle de réanimation yi ñu ngi fees naka noonu oxygène bi tamit professeur Moussa Seydi alerté woon na ba ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Tako Diop bu directeur CHU Fann doon indi ay leeral di wax ni oxygène tamit moom manqué wu mais coolu li su mënti am mooy tension am na alors si sa gis-gis autorités yi lan nañu war a def ngir vraiment drame social bi nga doon wax sànq ñu mën ko éviter. loolu rek a jara bàyyi xel mooy ñu fexe bañ a àgg ci drame bi. oui mooy ñu kenn ku ne. fexe engagé responsabilité am. état joxe ay orientation yu leer nañ. ministère j'ai toujours man dama mës a jaajëfal le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ci ñu doon manager. mais yee jamono la teggi loxo. maanaam kenn déggatul benn message ci seen i génn. kenn déggatul message maanaam ñoom dañu teel a bàyyi. communication maanaam dañ toog affaire yi ñoom ñu xaw a bàyyeeku ñun dañoo gaaw a na xam nga ñun sénégalais. wala sénégalais dafa gaaw a na. waaw da ngay xam nga da ngay dóor bal bi. mu jëm ci camp yi góol nekku fa. nga yaakaar ne jàll na mu dem ba ci trait ba taxaw fa. ñun dañoo dem ba ci trait bi ñun ñu yëkkati suñu loxo di daw te fekk ne bal bi jàllul bit bi duggul. dañu naangu ñun. sénégalais moom dafa naangu. looloo sunu léegi nag état. man loolu moo li nga xam ne mënoo leen ko baal. ndax dañ lay fay bis par bis. minute par minute pour nga taxaw ci mbir mi. ñun bu ñu nekkee ci leneen di bàyyeeku yow war nga cee veiller. xëy na mënoo woon def toujours avec la même ardeur. ndax au début ba ardeur bi amee am na lu mu juróon. yaa ngi mais am na noo koy teggee fu nekk nga def fa benn point dissuasif. fu am ay xam nga xool université.
fi ñoom njool coxeur yeeg yooyu ne mais foofu ratel loo ba def nañ fay événement foofu lu ma ci distribué ci marché mat na 6000 ak sunu opération corona du jaar ci man mais di xamal nit ñi ñu baale ndax da nga leen di xamal ne xam nga ñëpp mënuñoo am gel mais masque boo ko takkee bàyyi xel di rax sa loxo ak saabu bu mu mën a doon mais di nga am loo mais alors xam nga jamono ji débat bi am si réew mi mooy ñu bëri daal ñoom nee nañ faute bi gouvernement bi la njiitu réew mi la ak tournée économique bi d'accord nga si loolu wala. non d'accord ma ci. 100% d'accord si pas voilà parce que mais am nañ si part de responsabilité quand même responsabilité am na. ndax gis nañ tournée économique njiitu réew mi nit ñi doon génn voilà dajaloo bi amoon na voilà xam nga raj-rajloo yooyu. bon boo xoolee ba muy ñëw fi mu jaar yëpp dégguloo fa explosion de cas. loolu nag parfois ay exception la. mën na la nax. ndax ba mu ko tàmbalee léegi xam nga amuloon ñu ngi woon ci courbe décroissante bi. ba dem di laal vraiment. loolu da nga jàpp ni dafa tombé rek. waaw non c'est-à-dire que xam nga sàggan bi. parce que ci benn cas lay démarrer. léegi nag xam nga variant yeeg ay kii. xam nga gaañ moom doo dugg ci seen i mbir. mais mbir mi daal am na lu ci laxasu. te loolu ci laxasu xam nga ba ñuy waxi vaccin yi am na xeex yu fi amoon entre ñoom. bien sûr waaw xeex yooyu ci amoon. gisoon nañu directeur général OMS moom ak président Madagascar bi. yooyu ay amoon. bien kon sûr am na lu ci laxasu. kon daal mbir mi daal am na lu leerul. non am na lu lëndëm. am na ay enjeux may variant enjeu monstre laa la wax nii. moo si nekk parce que affaire industrie pharmaceutique yi. affaire dax xam nga gaañ moom par force imposé nañu vaccin bi. te vaccin bii ñuy wax nii ak variant bii vaccin bi mënu ci lu bari. ah bon ñu wax ko te de. waaw mais quand même Déthié d'accord nga ak man que ni quand même ñàkku moo gën a wóor. non dama ni vaccin bu épidémie amee. oui vaccin mooy ci solution bi bu tollee fenn fi. mais à l'heure actuelle. vaccin xam nga vaccin ni nga koy créer donte ne du ñu spécialiste mais di nga jël chose bi daal di koy affaiblir boo ko affaibliree après daal di démultiplier pour créer ces vaccins. waaw léegi nag yii mujj génn nii. mais bokkuloon ci lu ñu prévoir. mais alors. lu si mënti am tamit Déthié Diouf gars yi nu mu yokkoo nii est-ce que Sénégal yi quand même ñu bëri suñ ñàkku woon lii mënoon nañ ko éviter. mais balaa ngay ñàkku day fekk ne affaire yi nekk fi. non ba mu fi nekkee. waaw mais jamono ji nga xamante ni ñàkku bi mu ngi fi woon. mais xam nga boobu am na Sénégalais yi nga xamante ni ñoom ba léegi ñoom ñàkku waxuñ si dara am na nag ñu commencé di dellu ginnaaw ni ñoom léegi dañuy ñàkku ndax situation bi dafa critique. man li ma xeex yëpp. oui benn yoon laa mës a ne comme cas parce que ba may avertir. ne deuxième vague mi ngi waaj a ñëw. nañu maytu donc boo deuxième vague bi ñëwee donc bakkan yi di daanu lu gën a bëri donc man ci laa ne comme nag defuñu li ñu waroon def kon ñàkkoo fi sës mais dégguloo man may def samay communication di wax ci wax vaccin bi. lu tax non parce que gëmuma ko. ah bon non je t'assure damay wax. mais ñàkku damay. waaw mais Déthié Diouf yow da nga am corona ba yàlla def si xéewal ba nga wér. mais da nga waroon a ji nga jël sa première dose. jël sa deuxième dose wala di xaar sa deuxième dose comme man nu may xaaree sama deuxième dose. d'accord loolu fi mu toll nii war na xam nga man découragé wu ma kenn. oui tamit encouragé wu ma woon kenn. mais face ak benn flambée bi. en fait solution bi loolu rek lay mën a présenter. waaw mais quand même Déthié man fii dama gis benn paradoxe. waaw. ndax mënuma comprendre Déthié Diouf nga yëngu ci wàllum engagement communautaire. waaw si seen phase bu njëkk bi opération corona. du jaar si man. waaw sur les 14 régions. 8 yi war ngeen ko. 12 sax. waaw non maa ngi ñëw. si première opération bi. waaw deuxième opération bi jëm ci wàllum opération saxal set. ngir wér. sur les 14 régions fukk ak ñaar yi muy 12 yi wër ngeen. nga am corona. macha allah nga wér sant yàlla bu baax vaccin bi ñëw nga ni doon ñàkk ko mais est-ce que yow waroo woon bokk ñu joxe tamit exemple. waaw loolu dafa ne. man loolu paradoxe laa ko gisee. voilà amoon ma comprendre yaa ngi wër si réew mi di joxe ay masque di joxe ay gel. ba pare yow vaccin bi ni fi woon gaañ ñàkk ko. xam nga man vacciné wu jafewu ma. waaw ndax au moins am naa accès ci fépp fi ñu koy waaw mais lu tax ñàkk woon ci man. dégguloo bu njëkk ba. xam nga damaa ne woon boobu maa ngi woon université Ndar. oui bañ naan lii wala man li ma ci dégg. ndax dama nekk ci ay plateforme ndax maa jiite diggante xaritoo Sénégal ak Corée du Sud. donc ñu nekk ci plateforme de haut niveau entre Chine Japon ak Corée. di am information et tout. mais man dama ne li ma gis dalul sama xel.
ba vaccin bi njëkk a génn ñu wax effet di ñu seet France 24 ak yooyu donc vaccin chinois bi mosoo dégg ñun la effet secondaire wala li wala lële mais bële bañ ko waxee mu ñëw ñu gis bi dama ne man lii dalu sama xel mais quand même spécialiste yi nee nañ effet secondaire mënu si ñàkk ba mën a am mais man kay xëccoo ma ak ñoom loolu seen affaire la mais man damay constat xam nga xel moom du jëriñ du man wóor na ma ne sur les 42 000 personnes yi génn wér ba génn am na ñu def annonce virtuelle man dama taxaw ci terrain bi ak samay moyens bopp di daw di dem di fanaan ci àll bi di tumranke fu nekk ñu dem fa mais xam nga man dama ne maa ngi ci saxal set maa ngi takk sama masque maa ngi raxas sama loxo deuxièmement tamit maanaam li ma gisoon doyuma moo tax jéemuma caa daw jéemuma aussi empêcher nit mu dem loolu doy la woon si tàmbali ba la waaw tàmbali léegi après man dama ne woon à Saint-Louis dama ne bu vaccin bu ko président signé moom président na vacciné wu ak gouvernement ak waaw mais ba mu vacciné woo waaw responsabilité individuelle am la ba mu vacciné woo ak ñeneen seen responsabilité individuelle la donc ñoom je leur laisse ça. mais ba léegi nii ak situation bi mu takkar naa si. jéggi dayoo nii. waaw ba léegi yow fi nga taxaw nga taxaw wala déet. non à l'heure actuelle nii mu jëm nii c'est-à-dire man du ma c'est-à-dire du ma daw gaa bu dem defi vaccin bi waaye aussi non damay wax dëgg non damay wax dëgg mais vaccin bi actuellement nii ak prolifération bi ak croissance bi muy def nii donc vaccin bi c'est vraiment mooy li fi tane lu ñu war a mën a def. mais man personnellement ça je le dis personnellement man demuma. personnellement demoo. demuma. ba léegi nii. ba léegi dewuma kay. mais man dama yaakaaroon da ngay ñaax sénégalais yi sax ñu ne ñu dem ñàkku ji. quand même non dama ni moom situation fi mu toll. oui maanaam xam nga man maa ngi ci saxal set maa ngi takk sama masque. maa ngi raxas sama loxo. nag nañu waxante dëgg. waaw da nga waroon dem ñàkku ji rek. waaw mais. kenn ku nekk non da nga waroon dem ñàkku ji. waaw d'accord mais kenn ku nekk. ak engagement communautaire bi ngay woote tamit dafa am solo nga dem ñàkku ji. kenn ku nekk ak li daal xelam. yow ñàkku moo dal sa xel. man ñàkku dal man instant yi lu ma ñàkkoogul deuxième dose la daf ma metti. daf la feebar ndax man léegi laa waroon jël sama deuxième dose. bañ a la takk masque xam. dafa mag bañ a la takk masque xam gis nga fi mu toll nii. xoolal xam nga yi ñu def nii production de vaccin baax na. yi yeneen yëpp baax na. mais gis nga li ci gën takk masque yii. di raxas am na solo loolu moom mooy super priorité. ndax actuellement nii tey bu ñu bëggoon def campagne de masse. vaccination de masse. du ñu am personnel bu ko mën a porter. c'est ça duñu am personnel. non duñ ko parce que amuñu personnel bu ko mën a porter. alors sànq ñu ngi woon si silence intriguant entre guillemets des autorités. xam naa ne moom tey ji ak conseil des ministres moom falaa budda waxtaane nañ ko fa. alors lu tax boobu ba léegi état bi tekkaaram. waaw mais xam nga ñoom xam naa ne xam nañu ne moralement. oui. moralement ils sont responsables. moralement ils sont responsables. ci naka. mooy xeex bi waruñu ko woon bàyyi. xam nga dem ba gis. bàyyi si la. non bàyyi bi mooy en fait xam nga déggatoo woon ñuy dem ci terrain bi ñoom déggoo ci kenn. c'est-à-dire bu amee ay moyens xaalis bu amee nga gis gaa ñu bëri ñuy dem ci terrain bi. su xaalis amee. bu xaalis amee nga gis kenn ku ne dem def médiatisation dóor benn action nii ñu gis la ñu wane la nga daal di loolu. dégg def ay moment moom mooy takkarnaas ko ne tulleeg Mali ñu ngi distribuer ay masques ak yooyu. boobu y avait des moyens. yaa ngi déglu mais boobu moyen amul genre mel ni ñun dong dof yu mel ni ñun dong ngay gis. ñu gëm ko nekk ci jàppare jàpp te bawuñu. donc il faut pas que engagement communautaire la ñu wax. engagement communautaire li mu laaj mooy loo gëm te xam ne lii dama koy def pour sauver vraiment ñi nga xam ne wax dëgg yàlla xëy na xamee wuñ ko noonu. ñun ñi ngi sensibiliser di xamal ni ñi nga xam moo war sax bu ñu demee ci gare routière yu bëri demal Kaolack. wala demal Louga wala fu bëri mais bu ñu demee balaa ñuy ñëw dañuy woo ñu ci bëri dañuy woo di ñu laaj conseil. man tey ku ma laaj par rapport ak sa situation dans la ne lii ak lii et les gens nous écoutent. alors léegi jamono ji ban stratégie la état bi war a mën a adopté ngir vraiment sénégalais yi bàyyiwaat xel bu baax que ni feebar bi mooy fii su dee fekkee ni dafa jar sax ñu jël ay mesures ñu jël ko. xam nga am na sama benn xarit. docteur Fallou Samb mi ngi koy wax ne dañu war a delluwaat couvre-feu ak état d'urgence. donc apparemment solution la. mais am na benn psychose bi nga xam ne am na. tey ci tabaski bii taxaw. nit ñi amaguñu xar amaguñu dara koo fi bëgg a couvre-feu boo moytuwul yow moom sax. ah bon waaw mais peut-être après la fête loolu mën na nekk. mais déjà il faut que ñu intensifier xam nga fii ak fête bi. des wala foog communication bi. non dafa war a jóg. ba pare affaire bi. très bien du toog bureau. man de gaañi gisuma ci kenn dew ma benn région wala département daje faa gaañ ci terrain bi. gaañ non ñan
les autorités sanitaires ak yooyu. ñu ngi bon ci seen bureau. seen comme bureau ministère ak yooyu. deuxièmement les gens ont les moyens yow boo ñëwee sax di ko wët duñ la ñàkkal fayda pour nga ñëw ñu may la ay masque ak ay yooyu boo ñëwee dañ lay dawloo di la ñàkkal fayda ministère de la santé. ah bon mais bien sûr je le dis en âme et mais conscience. pourtant yow nekkoon nga fa. non atum 2003 ba non 2008 nga nekk conseil nekkoon naa technique fa. ministère de la santé dem naa et ba de l'assainissement. rencontré naa oui ministre bi. muy Abdoulaye Diouf Sarr. félicité ko ci liggéey bi ci lépp. yaa ngi déglu bind ay lettres bind naa ba ñeenti lettres ci benn bi lañ ma tontu ci benn bi lañ ma tontu. ñetti lettres. ñeenti lettres ñeenti mais bu lettres. si nekk bokkul ak moroomam wala. benn bokkul ak moroomam. xam nga dañ def ñun. corona du jaar ci man. oui après ñu dem ñu ne non il faut que ñu conscientiser gars ñi. oui yaa ngi déglu après ñu ne ba deuxième vague ñu ne nañu intensifier. la lutte bañ ko intensifier dem ba nga xam ne affaire baa ngi loolu donc ñu dugal saxal set bi ngir wér. yaa ngi déglu donc nag ba affaire yi ba ñu gisee li muy xeeñ kenn takkul ak rajo bi ñu ne léegi gars ñi comme dóor nañ ko ba muy bëgg loolu ba muy lappi kon nag léegi nañu doggali. donc ñu phase boobu rek la ñu waroon duggee. ñu doggali ko mais ci doggali boobu. oui ci la gaa ñi gën a nelaw. boo ñëwee demandé c'est-à-dire que nga ñëw ñu di la xaarloo duñ la toog xam nga boo bindee lettre c'est ça le drame de pas le drame le problème de parce que boo bindee lettre. lettre moom mooy li nga xam moo la war a lié ak administration. mais dañ laa war a tontu wala ñu ci téléphone woo la mais duñ la woo yow di nga ñëw di ñëwaat c'est-à-dire que ñu la naan tey suba ëllëg ngoon. finalement ñu jox la benn kees wala ñaari keesu machine yoo xam ne yow sa benn opération di nga def lu raw loolu. mais alors Déthié Diouf lu tax cas yi di gën a yokku mais nit ñi teewul vidéo yi seen i soxla nit ñi ñu ngi rassemblé wu. comme si daal parce que dara xewul. ñi war a joxe exemple bi. oui ñoom ñoo joxe exemple y a plus de danger. c'est ça la vérité. ñi war a joxe exemple exemple bi non dama ni xam nga ministère de la santé mi ngi fi. beneen bi mooy ministre des affaires étrangères mi ngi fi xam nga am na benn moment déggatoo benn cas importé. parce que bu njëkk ba voilà bu njëkk ba. c'est-à-dire que ba njëkk ba c'est-à-dire dañu bàyyi lépp mu daanu ndax les conséquences da doon daanu ci loxo ministère de la santé ndax ku feebar ci seen kaw ngay daanu. buñ la fajulee ñu ne xamoo dara. buñ la fajee ñu ne ok daal di banaliser donc ba ñu ci defee taxawaay bu am solo mais gis déggatoo cas importé. déggatoo cas importé mais ba ñu teggee seen loxo léegi banaliser jàpp ne dara amatul mais ci la cas yi di ñëw. parce que bu ñu naan ay variant xawma lan ak lan. variant delta ak ay yooyu. mais ay lambda mais fu muy jaar ci biti lay dañ koy impôt ci biti lay jógee. mais quand même Déthié Diouf est-ce que responsabilité bi yëpp mën nañ ko wekk si nguur gi ndax gis nañ fi fii ay leaders d'opinion ñu fii même sax soo xoolee tamit opposition bi ñoom lan moo leen tere ñoom tamit mu jël ay kàddu ñaax sénégalais yi kan leen feebar bi ñu ngi fi ku si nekk na nga jël si ay dispositions mais est-ce que lépp dañ ko war a wekk état bi quand même. déedéet xam nga opposition bi. oui man loolu parce que man nekkoon naa fa amoon fa cër lool. ci Mankootu Sénégal jiite ndaw yi ci Sénégal yëpp. ñu amoon fa taxawaay. ba tey jii yi nga dégg ñuy wax ci affaire code nouveau code beeg yooyu c'est-à-dire que au lieu ñu liggéey ñoom dañuy nax askan wi mooy bu ñu waree. taxaw ñooy nax askan bi non opposition bi. ah bon c'est-à-dire que fi nga war a taxaw xam nga yow. booy opposé wu da ngay nekk ci terrain bi waa ji nee na 450 milliards dina dugg fii yow nga nekk ci terrain bi di veiller est-ce que 450 milliards agsi na fa. est-ce que li ñu wax li ñu prévoir am na fa. bu ko defee booy wax nga ni dem naa bërëb sàngam demaat naa fa du benn dem. dem naa fa demaat nañ fa li amu fa. bu ko defee bu fekkee ne moom président yéenam bi rafet bi mu wax yaa ngi déglu àggul fa mu war a ndax souvent c'est ça le cas président lépp lu muy wax gannaaw yàlla mën na ko mais lu tax du am suite. wala mu defee ñun ko yaa ñu diggoon li defoo. c'est vrai mu joxe instruction. mais tamit instruction yi kenn am suite parce que gars ñi c'est-à-dire que moom président dafa war am unité opérationnelle de suivi opérationnel laa wax de opérationnel mooy ñu génn bureau yi parce que tant que ñi ngi toog ci bureau yi c'est-à-dire que dara du sotti. dañoo war a wàcc ci terrain bi. xam nga ñu dañoo dem ba génn ay protocole xam nga lii est-ce que ñëpp a war a wàcc ci terrain bi. mais non dafa am mais xam nga ki nga yebal boo yebalee ndaw. bàyyi ko mi ngi mel ni yow bon nga am bon sa kër xam nga bon boo ko bàyyi sa kër. bu yàggee bis di nga am lu la metti lool ndax heure boo wàccee da nga war a veiller xool lekk bi xool frigo bi xool ruqaanu kër gi mais boo wàccee ne non bon bi liggéey na fi ngay teg sa bët loolu liggéey. la preuve xoolal président Macky Sall keroog ba muy ñëw Thiès gis nga raay bi boo jegee Thiès xam nga il faut nga jég raay bi. ay kàmb yu mag a nekkoon foofu oto yëpp dañuy yàqu mais ba président di war a ñëw dañ ko usul ba président di war a ñëw université nga xam ne université yëpp ay kàmb laa la wax nii waxuma la mais kàmb yu xóot dafa nekkoon mais nekk seen yoon nekku ci. keroog bañ ne président dafay ñëw keroog la ñu maasale tey ba mu lis loolu président daf ko war a bañ
mooy fu ma jëm boo ñëwee xam ne kii tali bu bees la xam ne kii peinture bu bees la xam ne kii liggéeyal yoo lay nax ndax lii conséquence mais li ma la doon wax léegi mooy opposition bi ñoom dañu war a génn wax. mais opposition bi dañoo c'est-à-dire que ñoom dafa mel ne xam nga ñun. ndax soo xoolee feebar bu mu fi duggee président Macky Sall woo woon na ñëpp acteur politique yëpp société civile guide religieux yi ñëpp. xam nga gaañ. oui ñun ñoo doon toogandoo ñun 8 présidents la ñu woon. ah Malick Gakou Ablaye Baldé Déthié Fall mu doon représenté Idrissa Seck. donc Diop Decroix. donc Sarr bu nekkoon PDS donc xam nga mais ñun ñu doon toog. mais gars ñi après kenn ku ne dalay woo ndax ñoom dañuy bëgg fighting spirit suñu genre yi nga xam ne on s'est porté des combats kenn ku ne dalay woo di la xëcc pour nga féete ci borom parce que ñoom dañuy jàpp ne bu dul man du baax. or mbir mi boo yootoo Sénégalais yi ne non kii lañ ko jox. ok ne d'accord mais yow tamit veillel ci kooku ba mu baax mais boo nee saa bu dul man du baax. du sotti te loolooy état d'esprit opposition bi lii feebar bi gisoo ci kenn am na benn moment nga dégg ñuy wax mais doo ci gis kenn bu ñu ci waxee tey jii nii ci benn table après fàtte nañ seen nekkatu ci mais wax non parce que en fait gëmuñu ko c'est-à-dire que en réalité gëmuñu réew mi seen bopp la ñu gëm en réalité seen bopp la ñu gëm wax ko ci micro bi mu leer on s'est pratiqué pendant plus de 1 an et quelques dialogue bii ñuy def nii man maa nekkoon benn ci ñaari plénipotentiaire yi nekkoon foofu doon représenter opposition bi donc dañ doon liggéey di li def ay documents di leen jox tu obliger les gens à travailler. kon mën nañu wax ni pouvoir ak opposition tous responsables. mën nañu wax loolu. léegi nag beneen bi nag mooy. ndax quand même mën nañu wax ni c'est vrai ndax affaire aussi foog ñu wax ko mu leer. président Macky Sall c'est vrai mu doon def ay tournées économiques am mais opposition bi aussi ñoom ñu doon woote gis nañ fi ay rassemblement. non xam nga moom gaañ. gis nañ fi sax ab ñuy tourné. dama leen dara xam nga président Macky Sall. bu defulee li mu war a def. Sénégalais dañuy seet keneen ku leen gënal. bu defulee li mu war a def Sénégalais dañuy seet keneen ku leen gënal. buy def nag lu baax di réaliser nit ñi di gis nit ñi dañ xam ne kii moo baax ci ñun bu boobaa en fait dafay indi benn affection boo xam ne dafay continuer. donc maintenant yow mi nekk opposition boo bëggee kii def lu baax da nga koy teg ba fu mu sempi tànk nga teg fu mu sempi sànk nga teg xam nga tey am na ñuy def tibb tànk xaw ma lan fu waa jaar nga jaar fa waaye yow it du ñëw ŋàññ rek. bul ŋàññ lu baax newal ne wax dëgg yàlla pont bii ñu ci def amu fi woon baax na tali bii baax na waaye nañu yokk lii ak lii ak lii man pour man loolu moom mooy façon de fi may wax yow nii donte ne maa ngi ànd ak ñu ngi suñu coalition diisoo lu tudd mais bu amee ku mer dëgg man la mais du tere c'est-à-dire même bu ñu ma joxulee dara même bu fekkee ne la ñu président waxoon gisuñu ko mais terewul bu ñu gisee lu baax dañ koy mais coalition bi yéen nguur gi ngeen di jàppale waaw non on est dans le temps depuis les élections présidentielles mais teewul ngeen wax dëgg ñi ngi fii damay wax xam nga man joxuñu ma war nañ ñoo jox dëgg la mais loolu jox ñoo ñàkk ñoo jox taxul ñuy def ndax ku ñu xam depuis 84 ba tey ñun ñu ngi ci am ñi ñu xam dëgg dañ naan yow bëggoo dara au lieu nga def ni gaañ di def pour am dara man leen non man li may def d'abord dama gëm def lu baax loolu ma gëm loolu laay def te loolu laay continuer buñ ma dénkee ma jël daal di wane lu ma gën a mën buñ ma dénkul it du tere sama lu ndaw li ma am dinaa ko def mais maa ngi interpeller aussi le citoyen man xam nga damay woowee dañuy wootante ñun suñu bopp citoyen moo tax ngay woowee sa bopp citoyen Diouf waaw xam nga citoyen bi interpellation la oui interpellation bi mooy yow mi dëkk ci dëkk bi da ngaa war a bokk ci ñu koy defar mais boo toogee lu nekk rek nga ni noo amuma lii awma lële man mii bon ci dëkk bi defar dëkk bi moo ko bokk ci gën ñi koy comme nu defar ko Golbert Diagne doon mais waxee dëgg la ndax xam nga ki nga xam ne dafa nekk ci dëkk bi bi buy sàcc wala di rey kooku citoyen boobu baaxul ci dëkk bi donc il faut nga nekk un citoyen productif di joxe li ñuy wax impôt du temps ñun 1 an et demi donc ëpp na 1 an et demi lañ ca def impôt du temps lañ ko tuddee dañoo jël sunu temps comme ni nit ki di amee impôt du temps mooy militaire bi ak loolu dañoo jël sunu temps di ko jox askan wi ndax xëy na dañ daan am occasion di tukki ci émission yooyu mais tey jii man ku ma woo du ma dem kon léegi man temps bi ma fi toog naa fi liggéey lépp lu ma mën alors Déthié Diouf lu ñu desee si ay simili bëréewul opération Corona du jaar si mën na ngeen wër 8 régions juróom-ñetti régions sur les 14 beneen opération bi tudd Saxal 7 ngir ngeen wër fukki région ak ñaar sur les 14 muy 12 régions sur 14 alors jamono ji soo doon def bilan lan ngay wax heure bi ginnaaw presque mën nañ wax ni wër nga Sénégal yëpp wër nañ ko daanaka Kédougou ak Matam a dese te xëy na comme sama oto dafa paan bu ma mën a demee foofu moo tax loolu yéex mais terewul ñu bëgg a xamal ne rek
rien n'est perdu d'avance. maanaam li ciy metti mooy perte yi nga xam ne mënoon nañ koo éviter. situation bu ñu mënoon a bañ a agsi la. léegi nag li ci des mooy dëgëral taxawaay boole ci ñi nga xam ne dëgg gëm nañ ko bul jël ne diw ñoo bokk parti wala sama jeune la ak loolu nga jox ko ay moyens pour mu jëm waaj ki nga jox ay moyens te gëmul terrain du def dara ci télé. moyen moo tax muy dem bu demee hôtel lay loger lekk lu neex ak loolu daal di woo presse daal di tricher pare daal di dem non affaire bi laajul tricher ndax fii moom ça se paye cash fii moom corona bi tricherie résultat a ngi nii yàlla nañu yàlla nag dimbali sutura borom bi ndax réew mi réew sutura la ak ñaanu mag ñi gëm nañ ne rek yàlla mën na def sutura ba catastrophe bi du toll fi mu waroon a toll li ci des nag mooy tey yaa ngi dégg personnel santé bi yàgg nañ leen a dégg ñuy ñaxtu ndax ba affaire ba ñu liggéey benn moment dañ leen a banaliser dir waay waaw am na ñuy gaas ne fayu ñu leen ak loolu te nit ki gis nga bu méttee nga jàpp ci moom jamono bu neexee it bàyyi ko xel donc frustration yi bari na service d'hygiène dama lay jox benn cas defuma service d'hygiène aw ma fa dara wutuma fa dara it a priori. mais dañ ko war def direction waaw dama ko direction générale. loolu moom da nga leen koy. xoolal ba gaa ñi def les ordres là nationaux. waral liste ba mu jeex service d'hygiène benn élément nekk ko fa c'est frustrant dafa metti ci da ngay rafetlu seen engagement. waaw damay rafetlu seen engagement. ci lépp mooy man heure bu ma demee ci terrain dama leen fay fekk bu ma demee Thiès. damay gis ki fa nekk le capitaine Ndiaye da nga koy gis ci mbalit yi da nga koy gis ci coin yi ci recoin yi. nga dem Louga bi ma jógee le capitaine Sow on l'a trouvé sur le terrain le capitaine Niass service chef de service régionaux yëpp. da nga leen di fekk ci terrain bi on se présente parfois sur le terrain. donc loolu man moo tax maanaam li ma gis moo tax may wax loolu te bu ñu bëggee réussir la santé. on met l'accent mooy li Ablaye Wade waxoon on ne doit pas courir derrière la maladie. il faut développer la prévention. la prévention nag service d'hygiène donc ko mën a def. nañ ko def monsieur le président direction générale. ñu recruter leen ay personnes man du ma fa liggéey mukk. te xam naa du ma ko jiite mukk. alors Déthié dama bëgg a xama nga répondre ma d'une manière précise. rassemblement yi dajaloo yi dañ ko war a arrêter wala. totalement dañ ko war a arrêter. léegi tabaski bi sax. li gaañi waroon def mooy nag gaañi kenn ku ne toog fi nga toog ndax tey ku ko am ku ko amul xamu ko tey ji kenn ku ne yaa ngi daw xam nga xaalis bi ñu yàllaay def sutura rek mais xam xaalis bi moom moyen de mais est-ce que jàpp nga ni autorités yi dinañu jël décision boobu jamono ji est-ce que loolu amul ay risques déggoo li ma xam nga jamono ni mu mettee président nguur day sóor ndax am na lu fi amoon ñu askanale ko Ousmane Sonko te fekk na frustration yu bari yi. la gaañ xam nga ku sa yaakaar tas. ak impact bu Covid bi def. waaw ñu ñàkk seen liggéey. déggoo dama laa ne ku sa yaakaar tas. sa fit dëgër loolu sëñ Cheikh Al Maktoum moo ko doon wax ku sa yaakaar tas ak sa fit dëgër boo demee baabatoo loo yaakaar loo am rek jël. donc loolu nag c'est-à-dire que dinañ ko sóor ñoom donc mais fi mu toll nii li ñu war a wax mooy sensibiliser. jox ko nañ pas ñu jékki-jékki rek indi ay nit ñoo xam ne xamuñu fu ñu jógee ñu commencé bëgg a wax ak nit ñi ki ñu miin ak ñi nga xam ne ñoo mës a nekk ak ñoom. bu ñu waxee ak ñoom ñu dégg leen. mais boo bëggee jékki-jékki créer ay nit yu bees ak ay yooyu. du sotti am na ñu tey jii ñoom Alaaji Assane Gueye pour que am na ñoo xam ne ils sont constamment sur le terrain. il faut nga responsabiliser leen jaajëfal leen encourager leen parfois nga jox leen ay moyens pour ñu dérouler ñoom. li nga xam ne fekk nga leen ci bul fekk ko defagul dara nga jox ko. alors gis nañ Covid 19 première vague bi ak naka noonu deuxième vague bi nu mu sonalee woon. troisième vague bi est-ce que baax na si ñun ci wàllum. xaajul bay baax attan nañu ko. xaajul bay baax xam nga man ba màggal gi ñëw. dañ ñoon màggal à la maison man ma njëkk a taxaw ne màggal c'est une aubaine maanaam chance inespérée la pour ce pays là. ci côté bu nekk. yaa ngi dégg gaa ñi saaga ba ma tooy xep. mais man blende naa depuis université ci yooyu. màggal ren sax ñu ngi koy xaar weeru septembre. mais gis nga màggal ga. ba mu ñëwee ñun ba ñu waxee sëriñ bi ci ay ndogal daal koy dogal. ci la ñu lancé opération corona du jaar ci man. donc rassemblement yi. am na yoo xam ne posé nañu ay actes yu baax. ba affaire wàccee ba wàcc la ñu jëlaat te nga gis ne fi nga dem muy daaka baak fépp gaa ñi ngi xam nga boo demee Alaaji Sidia Dramé président des oulémas Mandeng donc ñaan yi di wàcce ay junni kaamil ay xam nga donc ay ñaan yu am solo ndax réew ñaan la nekk maintenant nag rassemblement yii man day damay lancer solennellement appel kenn ku ne xamal ne baaxul ci ñun képp ku mën a bañ a déplacer baaxul ndax rassemblement bi moom contact bi moom mooy tax virus bi di dem évitons les contacts loolu maa ngi ñaan fi ma jaar yépp
fukki régions yi ak ñaar te yéen ñëpp ngeen rafetlu liggéey bi nga xam ne gis ngeen ñu def ko te def ko ndax yàlla te wóor leen ni dëgg li ñuy xam nga ba pare continuer nag man ñu dañuy jaar ba pare continuer ak ay message dina topp donc ñi ngi ñaan ku ci nekk vraiment nga moytu takk sa masque tel ko def ko sa poche amul lu la njëriñ ndax boo xasee ba feebar bi li tax mu garaaw mooy doo ko yëg mais da ngay jékki-jékki am problème mu noyyi boo amee problème mu noyyi. noonu la doon manifesté woo ak yow. déedéet non bii variant bi ngay wax bi na la doon manifesté non non man courbature rek la ma def. maanaam sama digg ginnaaw gi. moo doon metti ma xaw liw noonu xaw a taayal. rek la ma doon def alors ba ma demee ba nga xamee ne dégg nga maam sama soxna nee na ma yow mii daal di laaj ay manteau boo soloon ba nga demee moins 14 degré yow waxagoo li la dal. donc ñu def test après je me suis rendu compte que ba ma génnee nekk boru parcelle. bon ñaari nit ñëw nañu fekk na maa ngi si pinaa sama masque noonu toog di bàyyeeku. tu vois man tant que je suis avec les gens damay takk masque. yaa ngi dégg ñii dañ naan mënuma man dama am allergie mais boo takkee lu ne da ngay jéem a habitué bu dee moo gën ci yow da nga ciy jéem a habitué def ko. am na sama benn jigéen mais dafa ne moom du takk masque ak loolu fan yi mu daal di grippe bu méttee. waaye daal di may woon ne ma aywa bu ma déglu li ngay wax. yaa ngi déglu bon ñu yóbbu ko fan après leen testé nañ gisuñu dara après vraiment y a eu proposition solution bi le gars bi def seen TV affaire médecine traditionnelle. proposé moom la jël daal di may woo le lendemain mais après dama ko jël rek daal di commencé tane man ko alhamdulilah sunu li ci am na solo. bien sûr nañ ko bàyyi xel. am na solo mais bii moom variant delta bi moom. non beneen affaire la xam nga variant delta bi bu la gaa ñuy waxee professeur yeeg yooyu ko ci toog yaa ngi jàpp sa bopp. ku ci toog ku ci wéet jaaxal mais ñëppay jaaxle. ndax xam nga bu njëkk ba amoxicilline da daan faj. ñu ñu koy utiliser dem ba léegi ñu indi amoxicilline plus acide clavulanique. moom la ñu naan ay augmentin ak yooyu bon def ma promotion de ndax xaw ma leen sax. mais c'est pour dire que xam nga lu dem ba am résistance rek dafay développer moom ay stratégie lu ko permettre dootoo ko mën a attaquer. léegi nag ñun nañu fexe dina màtteem bu màtte bul jaar sa loxo li si fa la waxoon bu ñu tegee xale yi teg fii ne ku fi laal dee mu ne moom dafay wiire ba pare. daal ne loolu amul. alors Déthié Diouf ñaari simili moo ñu dese émission bi duñ ko jeexal la laaj tuuti si université ndax jiite woo nga foofu mouvement étudiant atum 1996 ba atum 2000 alors université xam nga bu baax a baax ndax tamit mbir mi soxal na la ndax mbirum université tamit yow maîtriser nga ko macha allah alors gis nga développement yu fa am fan yi ak tamit conseil de discipline bu UCAD décision yu mu jël ban commentaire nga si def très rapidement. waaw man moom déjà lépp lu jëm ci violence dama koy condamner. oui bi ma ci gën a metti ñaawlu ko te du doy mukk mooy ba étudiant bi foqatee micro. ba professeur bi loolu di xotti orma. ndax sa wéjur ak sa kilifa dafa am orma boo nga xam ne waroo koo traversé boo ko nit lañu rek comme yow mais am loo xam boo ko xottee rek dara desatu fa loolu moo tax daan boobu man lu d'accord naa ci mais gis naa dafa am exagération donc exagération boobu nag ma dégg ministre de l'enseignement supérieur avec un ton de guerrier là va-t-en guerre di guerrier lu désormais ce sera comme ce sera non seen yooyu nañ ko bàyyi ils ont université problème management la am. ah bon waxtaan la ñu war a def te du ñu waxtaan. la ñuy bàyyi ba benn situation am ñoom il gère pilotage à vue la benn situation am na nu ñuy gérer situation bi bu situation ba rombee boo gisee problème yi muy jur yëpp mooy pression day am ñu fexe négocier pour génn ci. bu ñu gérer situation bi au lieu ñu prévoir. lu tax situation bañ a amati dañuy nelawaat ba loolu am. loolu autorité ñoom ñoo nekk ay lu gën a bëri ay hors la loi ñoo du respecter. les textes mais nekk ñu amical yi tamit. mais amical yi war nañ ko xool gestion bi man damay wax ak yow nii maa ngi woon week-end bi Louga. président amical yeeg PCC yëpp ñu nga fa woon. ndax dafa am événement bu fa amoon. vraiment man rek bokk naa ci seen mag ñoo xam ne man la ñu woo invité ma ñëw waxtaan ak ñoom ñëpp te bu ma paree am na lu ma war a continuer ak ñoom mais amical yi balaa ngay wax ay dissoudre balaa ngay dissoudre amical da ngay abroger décret bi ko taxawal ndax lu décret taxawal arrêté mën na koo dindi. du yoon autorité yi ñoo war a xool seen nga université li koy defar lu yomb la cadre yi am na lépp am na mais xale yi doo leen jaay doole ñun suñu temps ba ñu saada njaay le tout puissant duñ jaay doole dañoo xëy xam fu ko affaire bi jaar ndax rébellion esprit boobu ma nga fa maintenant xale yi am nañu un état d'esprit bu positif foo gis nag am na ñu baax ñoo xoolal élection yi indi problème bi mais am na nuñ ko doon organiser mais problème du am parce que ñu organiser kanam élection xam nga lan la boo nee vote électronique ku nekk bu ñu nee candidat nga war nga am sa informaticien ñaari informaticien ñu boole leen ak yow campus Sen bi
campus bi plateau bi nga xam ne mooy administrer vote bi ñoom ñëpp ñu toog autour d'une table bi vérifier kenn ku ne ci sa xam-xam nga vérifier ba xam ne le système est intègre ñu daal di doxal bu jeexee liñ naan ku ñu daan ci fëriñ boo jógee xool sa tànk yi weex waratoo discuter da ngay jóg rek dem ñibbi. Déthié Diouf ma lay gërëm baax di la sant. jërëjëf mon frère. mu nekkoon Déthié Diouf coordonnateur opération Doggali Corona et Saxal Set ngir wér ambassadeur de paix universelle président du parti Visa les citoyens Déthié Diouf tamit nekkoon na fi conseiller technique ci ministère de la santé et de l'assainissement si jamono joojule naka noonu atum 2003 jàpp atum 2000 bi mu nekkoon tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi. mbokk tey spectateurs yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax leen sant Mans Mouv moo nekkoon ci réalisation bi Torodo moo nekkoon ci son bi ci caméra yi Bara Sow ak Angèle ñoo si nekkoon ba suba incha allah ñeenti waxtu.